internautes. waaw di wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu d'abord di ko commencer ci suñu grand di ko commencer aussi ci sama càmmin yow voilà di nuyu aussi suñu frère Yaya depuis Italie voilà ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi teewlu émission bi vraiment di leen wax merci beaucoup ci confiance bi ngeen am ci ba invité ñu pour ñu mën a waxtaan maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ñaan subhanahu wa taala lépp loo xamante ni wax nañ ko fi rek mu nekk loo xamante ni nii luy jariñ askan wi la mais mu bañ a nekk loo xam ne luy yàq la yàlla mi nga xamante ni moo xam moo mën xool kàddu yu rafet xool li nga xamante ni nii moom moo baax moo gën yàlla nañu ko subhanahu wa taala defal ñun ñëpp nag li ñu bu baax a baax da leen souhaité yéen ñëpp bon week-end. Amin jërëjëf soxna Adama balaa ñuy tàmm rek tonton yow tamit dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñi nga xam ne ñooy waa priorité damay tuddee ñi nga xam ne ñooy seraan seen ma leen tuddee ñi nga xam ne ñooy priorité ñi nga xam ne seen priorité mooy priorité Sénégal priorité àdduna priorité luy doxal tey tonton yow tamit dañ lay bàyyi nga daal di nuyoo ak mbokk yi. waaw jërëjëf man Pape moom xam naa moom tous les jours su may def émission maa ngi nuyu les auteurs de priorité mais yow dama lay sant di gërëm yow mi indi émission bu bees bi ci plateau bi mu jéem a parler de vie de couple parce que am na ay constat yi nga def nga xam ne yooyu société da ko soxla te war nañ ko waxtaanee te may remercier aussi les invités yoo xam ne dañu am le temps et comment dirais-je là di ñëw di ñu assister fii ci plateau priorité pour chaque fois partager émission bi quoi vie de couple mais sujet bi nga indi fii aujourd'hui xam naa ne c'est un sujet da nga ne 30 minutes d'accord 30 minutes lañ koy jéem a tënk mais xam naa ne man daal damay toog ma déglu les deux lions quoi et comment dirais-je la lionne là et le lion quoi pour ñu jéem a faram-fàcceel la chose là ci plateau bi quoi voilà mais man sama côté moom xam naa man ay question laay dugal rek quoi parce que c'est un sujet boo xam ne ça m'a toujours intéressé et man yow bon peut-être mën nañu wax cause yi man danaa jéem a insister sur le départ quoi des causes là quoi man foofu bëgg naa ci gars yi les kii là la lion yow da ngay intervenir yow dañ lay intervenir parce que yow tamit vous êtes de la diaspora. voilà maa ngi fii quoi mën naa ñëw sama point de vue par rapport à ça quoi kon nag dañ lay interpeller direct sax yow tamit en fait dañ lay remercier bu baax tonton di remercier invité yi dañuy tàmbale si monsieur Yaya dañoo bëggoon rek nga daal di ñuy wax tamit tàmbali tey lan mooy causé d'abord li nga xam ne mooy thème bi parce que ñëpp xam nañ thème li ñu waxtaan tey mooy maanaam vidéo couple bi nga xam ne mooy tas ñaare ci ku góor ki bu yóbbu jabaram ci réew tey selon yow ñaare lan mooy indi coow li parce que gis nañ ne Italie bari dafa lool ñi nga xamante ne dañuy dem tukki yóbbu seen jabar rek ñaare ñu tas ba nga xamante ni seen jabar yàq seen dundu lan mooy cause bi ak lan moo tax jigéen tey am fa doole ba mën a yàq àddunay góor foofu ci bitim réew. waaw di rafetlu laaj bi ma laaj di ci bëgg lool xam nga vie de couple Olof Njaay dafay am lu mu lépp danaan li ko takk tasu ko te couple buñ ne couple mooy ñaari way dencante yi xam nga góor dañ koy jur ci biir société am nuñ ko tabaxee mooñee ko moom ak ku jigéen ka mu dem ba ñu def ci moom yar ba muy doon muskallaf war a mën a dencab soxna dox tànki soxna yooyu depuis ci labat ba ndax ndaw si fees na ay bëtam wala mbëggeel lalu na ca mu ñëw dugg ca ndax ca nañuy tànnee soxna léegi ak nañ daan tànnee soxna démb àdduna day dox te jamono dafa wërandiku donc dafa am différence bu yàlla defee ba ñaari way dencante yi kenn ku ci nekk xool sa moroom am loo yëg ci moom ba alxayri jib ca moo xam yàlla may ku góor ko mu daal di tukki wéet fa lool tumuranke fa lool ndax jihaat ma ngay tàmbalee ca bañ lay takkal sa ëmb ngay won sa njaboot ginnaaw ak di won lépp loo xam ne dafa bokk ci yow taq ci yow tumuranke jaa te ni réew mooma fa ngay teeru xamoo fa nit amoo fa mbokk amoo ci lenn loo jafandu lu dul réalité réew ma mu war a nekk ñaari culture diverse yoo xamante ni yow benn bi da nga koo làmboo def ko sa wulis mooy bañ la yare ceeb Sénégal nga indaale ko ci réewu nasaraan ba war a jëlaale ñoom ci seen culture boole ko tamit daal di koy lay tànn ca la baax daal di koy defaat ci sa bopp mu gën a nekk ndëgër lay pour nga mën a évoluer ci société bi bu la yàlla mayee nag ba nga toog ci wéetaay googu nag daal ne xaaral nag ma teggi soxna si nag daal di koy indi ndax damay faral di wax ni sëy ab saak la
kaw ga yëpp suukar la waaye taat wa kaani la ñaari way dencante yi bu ñuy dencante di commencé mëq suukar sa kenn du dégg seen tàqamtiku waaye bu demee nag ba kaani ba suukar ba jeex mu des kaani wa ngal nañu gore ci ñoom ñaar ñëpp ci njalbeen ga bëgg keneen tamit bañ a dégg tamit seen tàqamti ndax ci kaani ga ñuy daj mooy maanaam jafe-jafe yi dikk na njaboot wër na leen la ñu mënoon ci njalbeen ga mënatuñu ko kàttan wa néew na jafe-jafe yi àdduna ñu ngi gën a tar waaye ngor rek kenn ku ci nekk boo bayee ca ngor bañ la meññetee nga taxaw samp ko dëggal ci sa bopp je pense que réeréw mën naa ñàkk bañ a am bañ ak làmmiñ nag dëkk te léeg-léeg ñu jote ndax léeg nga yëyëb si ngom daal di yéeyaale làmmiñ ba waaye kenn du dégg sab aya ndax ngor moo la koy may ndax lépp lu ngor dañ rek xamal ni jërëjëf Yaya merci beaucoup ñu ngi lay remercier bu baax si sa entrée bu am solo bi nga xam ne def nga ko tamit dañuy ñëw rek ci Adama directement Adama tamit comme ni ñu laaj Yaya rek diggante góor yi ak jigéen en général couple yi allo waaw ma ne allo oui Adama ñu ngi lay dégg ñu ngi voilà ñu ngi rafetlu bu baax li Yaya wax je pense que ni wax na li nga xamante ni nii vraiment moom la diine sax wax voilà li ñu mën a wax rek mooy xam nga dafa am lu am solo loo xamante ni moom la Yaya wax dama ciy ànd ak moom mooy que gis nga sëy dafa nekk loo xamante ni lépp loo xamante ni base ba dëgërul ah je pense que bu tasee aussi warul nekk lu bett doomu aadama yi man nag li nga xamante ni foofu lay commencé tey mooy que gis nga jabar dafa nekk loo xamante ni balaa nga koo tànn ne da nga koy indi Europe muy jëkkër da nga ko war a xool bu baax parce que gis nga dafa am loo xamante ni dafa am ci nit mooy gis nga doomu aadama bu fekkee ne di ko jur yaay dafa am solo à chaque fois dama koy wax parce que man doomu Saint-Louisien la ak léboog waalo te voilà yàgguma Sénégal ba ma amee may nekk xale laa dugg Europe def naa dëkk yu bëri mais li nga xamante ni moom laa gis Sénégal ak fii da ngay xam ne yow sa base bu dëgërul Sénégal rek doo mën a dem donc bu ñuy wax moo tax toujours rek balaa kenn ki nga xamante ni moo takk jabaram Sénégal bëgg ko indi fii war na ko seet xam nga li tax mu war ko seet mooy gis nga jigéen bi nga xamante ni danga koo xam yaayam muy sëykat xam ay mbokkam ñuy sëykat xam ko moom mu nga xamante ni nii xaalis xëfu ko ngeen bëggante ba dara dul dara te yàlla rek a tax man je pense que ne kooku boo ko indee fii bon du mën a gis loo xamante ni nii lu kii bëtam la même que aussi góor bi nga xamante ni nii diine moo ko ñor alal ñoru ko parce que tey boo xoolee ñun côté ñun jigéen ñi am na ci jigéen ñoo xamante ni waruñu dara lu dul na ma dugal Europe am na góor ñoo xamante ni ci réseau yi lañ nekk non na ma yóbbu kaaw mais yow bu fekkee ne yaa ngi nekk ci réseaux sociaux yi à chaque fois matin midi soir xale bu jigéen bu xees bu ñuul ku rafet rek nga wax ak moom kooko indee fii tamit ñooñuy majeure partie bi dugg la ñuy wër nañu il faut aussi ñun jigéen ñi ak côté góor ñi ñu xam ne majeure partie sénégalais yi genn wàll gi yëpp que ça soit femme homme ñu ci bëri Europe la ñuy wër te léegi tous les moyens sont bons nit ñi léegi man dama ragal sax ñu xaw a dëggu xam nga lu tax léegi ci dëggu lañ lay jaaralee ba def la niñ la war a def parce que góor gi nga xamante ni tey moom moo ñëw Europe bàyyi jigéen Sénégal xam nga xale bu jigéen bi di ko muñal ku ne xam na la réalité fii lenn yomb fi xale bu jigéen bi di ko toog di ko muñul déggul farantu na déggul dara lu ñaaw ci moom je pense que ne kooku pour ñu convaincre ko ne ko xale bu jigéen bi bu baax la takk ko boo ko takkee di nga am jabar xam nga xale ku góor ki nekkul Sénégal li ko mbokkam yi wax wala li mu koy wan rek lay gis léegi yow nga indi ba kooku ci dëkk bi boo ko indee ci dëkk bi ngeen di dem parce que aussi réalité fii dafa am ak réalité Sénégal fii nii yow bu fekkee ne da nga am 1200 € nga war a fay kër war a yónnee sa yaay war a kii moyen yëpp li nga mënoon di ko yónnee Sénégal doo ko mën a yónnee fii là y a un problème xam nga lenn rek moo la ciy génne mooy que xale bu jigéen bi liggéey mais bu liggéeyul léegi problème day am parce que fan la problème amee ñoom dañu yaakaar ne jigéenu ci côté jigéenu sénégalais yi dañu yaakaar ne boo nekkee Europe da ngay cibb di leen jox xam nga léegi boo xasee ba ñëw fii liggéeyee goo la tant que ne waa ji mooy liggéey mooy fay kër mooy fay dox mooy lépp moom moo koy def wala yónnee seen yaayam ak seeni parents yow bu fekkee ne xale bu jigéen bi da nga dugg koon ci ko góor ki ngir intérêt rek sëy bi day commencer am problème parce que parfois même ñoom xamuñu réalité fii muy ko góor ki nga xamante ne aussi dafa nekk Sénégal tey jabatam nekk ci dëkk bi ñoom amuñu benn compréhension dañuy ne femme bi am naa sama jabar mu ngi Europe
non femme bi yor na affaire yooyu gars yi nan ko mais booy na la yóbbu xam nga nekk fi di def ay photo yoo xamante ni du yow xam nga di defar di jaay taa di def ci réseau yi fekk loolu lépp ay film la fekk côté yu bëri ñun jigéen ñi ci boppam dañu war a def attention góor ñi def attention parce que léegi nii man Adama Cissé ah ñu gën ma xam laa Lyon man boog man samay projet ak sama àdduna man dama koy wax gis nga Europe ak fi mu toll nii képp ku bëgg sa jabar bëgg sa ay njaboot man dama leen ne bu fi indi jabar man bu fekkee ne ca côté góor la boo ko mënee balaa nga ko fi indi ba xoolaat ko parce que dëkk bi dafa bëri seytaane dëkk bi dafa nekk dëkk boo xamante ni nii pour mariage dem fi lool du yomb parce que dëkk bi la rythme bi la parce que mois bi ñu nekk da ngay nekk am na ci côté jigéen ñi nga xamante ni mooy suñu côté ñun jigéen ñi da ngay am kër ngeen nekk yéen ñaar ci benn kër ngay fay ngay liggéey muy liggéey xale góor yi ñu ci bëri léegi 50% la ñuy def jëlatuñu seeni li nga xamante ni moom la leen diine wax mooy jigéen ki yaa ko war a mën a yor ne naam man boog damas ñi ma xam ñëpp xam nañ ne man bugguma sax ay facilité parce que tey sa jëkkër bi nga xamante ni ñu ngeen nekk ci kër gi ku ne xam na ne ay 1200 1300 warul mën a jor seeni frais yëpp yow mi ku jigéen bu fekkee ne am nga jom war nga mën a wut benn liggéey bu ndaw nga mën a jàppale sa jëkkër te yàlla tax mais daf ci am góor ñoo xam ne tey jigéen bu wutee amee tuuti rek ñu ngi la jël teg la seen bët foofu la problème yi amee te am na ci góor ñoo xamante ne dañuy nekk ak seeni jabar yi ci biir kër gi lu ñu am di ko yónnee seeni gel Sénégal bu fekkee ne fii France la li nga xamante ne nii moom la kaaf di fay xale yi fii dañ koy jël profité ko dem di ko takkee ay ñaareel xale bu jigéen bi nekk ci kër gi day xëyu liggéeyi su xëyee liggéey am na ci jigéen ñoo Pape mën nga dem Adama dafa mel ne réseau bi day daw quoi. waaw ok jërëjëf tonton dañuy ñëwaat rek yow directement ci yow parce que bëggoon nañu nga intervenir concernant fi Adama yem waaw comme Adama ngi doon dugg si mais bëggoon nañu nga intervenir directement yow tamit tons à travers parce que tamit ay dund yu bokkul la ay tamit mën nañoo ne ay nekk ni tamit yu bokkul la yow yaa ngi aux États-Unis mais tamit bëggoon nañu nga wax ñu yow tamit lan naka nga jàppee ne moom mooy lan mooy faral di indi mbir mi yow c'est sa xalaat bu gàtt yow tamit tonton. waaw kon nan la tuddati Adama dafa ko maa koy indiwaat léegi nan la tuddati Pape waaw Adama. waaw ñu ngi lay dégg waaw. voilà yaa ngi may ok d'accord parce que ce réseau bi dafa dawoon après téléphone bi coupé comme ça ma indi la ki laaj bi. gis nga Pape gis nga Adama li mu développé Adama bon xam nga c'est la Lyon quoi bon xam nga moom daal dafa laal ñaari côté quoi dafa dóor ci góor yi mu dóor ci jigéen ñi quoi moom daal dafa analyser contexte bi dans sa totalité. les problèmes là du côté des hommes et du côté des femmes mais gis nga man fi may accentuer xam nga situation boo koy àggee da ngay jël ay contexte la di nga gis góor goo xam ne mu ngi fii aux États-Unis mu takk jabar de l'Afrique balaa moo ñëw mu bàyyi ko ci ginnaaw mu ñëw fii kooku benn cas la nga gis koo xam ne fii la ñëw mu daan dooleem comme le lion lu mu ko waxee mu décider nag day uti jabar nag mu daal di seet au niveau du Sénégal comme nan la tuddati Adama nu mu ko waxee parents yi ñu utal ko foofu jabar. am na koo xam ne ni ñëw na fii takkul mais dafa am benn xale bu jigéen bu gis foofu mu am espoir ci moom mais bi mu ñëwee fii toog na ci la ko takkee gis nga kaay ni nga gis nga choix yi dafa bëre ni nga koy jëlee Adama touché na benn point très important moom mooy lan que ne nekk fu mu nekk ni ku nekk mu ngi wër sa bopp pour mun a jógee de l'Afrique pour ñëw dans l'Occident kon tous les moyens sont bons léegi gis nga phrase boobu mu wax nii foofu la nit yi war a prêter attention te fi man nawloo sa contribution conseil boobu mu joxe bi man je l'ai toujours dit boo bëggee am sëy bu baax te ngay góor sa jabar boo ko takkee ba ko fi mu nekk en Afrique bu fekkee ne yow yaay tukki demal te kooku ma d'accord ak moom 100% parce que loolu moom mu sekk sama philosophie jigéen bu mun a baax musa baax au Sénégal là avec toutes les vertus yu mu am boo ko jëlee nga indi ko transfert ko ci beneen milieu nga indi ko fii su fekkente am na loo xamee ne comme lion bi ak lion bi ni ñu ko waxee am na lu des dans son éducation amul benn repère c'est très facile pour système bu ñu nekk ni mu daal di ko changer te du ko tey te bu boobaa bu commencé yëkkati baatam ci sa kanam rek yow nga nekk aux États-Unis par exemple et tu raisonnes en tant qu'Africain dans un système américain il y a déjà un conflit la femme a quitté l'Afrique elle est en train de raisonner en américain et si toi tu raisonnes en africain problème bi day indi gis nga affaire c'est tellement complexe foofu la léegi nag comme la Lyon est là et l'autre là comment dirais-je là kenn ki mu ngi fii je crois que question yi ci ñoom la ñooy dem quoi man nii laa ko tënkee. dëgg la am na solo bu baax tonton merci beaucoup Yaya dañuy ñëwaat ci yow Yaya. waaw comme ni ko tonton waxee ak kii rek est-ce que tamit kon yow d'accord nga à 100% que ne tey
góor ñi nga xam ne ñu ngi dans la diaspora jarul ñu yóbbu seen jabar bitim réew parce que mën na indi problème est-ce que yow vous êtes 100% d'accord ak si loolu ndax tey dañu war a da nga war a takk jabar rek bàyyi ko Sénégal nga dem bitim réew liggéey soo paree nga ñëwaat ak naka nga jàngatee loolu ak tey ndax tamit jigéen dafa am doole trop Italie ba tax tey su fekkee am ngeen problème ñaar rek tey yow instant ku góoru am dëgg ak yooyu. waaw non man ci côté boobu je ne suis pas tout à fait d'accord franchement ndax ne yow da ngay war a boo takkee soxna rek dafa war a nekk au bercail man je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce cas parce que dañ ne alalu golo ca lex ga alalu golo ca lex ga xam nga Tonz dafa am lu mu développé wax 3 critères yuy composer le couple en Occident ma bëgg ko ci dolli ne ko y a un quatrième bi xam nga mooy kan mooy góor bi jóge Sénégal ñëw ci Europe nekk fi di fi dund toog ba gis fi jigéen bu nekk ci Europe ni moom bu loqi bëtam mu dox farata ci moom takk ko kooku mooy 4e option bi kooku dañ ko fàtte woon li tax ma ne la nanguwuma nit takk soxna bàyyi ko ca Sénégal d'ailleurs am na jigéen yoo xam ne sax boo ne leen dama leen di indi Europe ngeen dund ak man sax dañ naan la man Sénégal la ma gënal par contre nag boo tombee ki nga xamante ni moom it Europe la doon wër ndax xam nga lu tax muy wër Europe ndax ca waajur yi la yow boo ñëwee ba takk ko ñu xam ne ab moodu nga te da ngaa dal ci njaboot goo xamante ni fa la xale bu jigéen bi soqeekoo te ay waa këram maanaam li ko meññet jur ko dañoo bëgg àdduna gëm àdduna seen bët fees ci am ak koom xale woowu ci am ak koom ak fees bët ak rëy bët ci lay màggee kooku buñ koy muur muy sëyi dig la ba koy wéy jurum di digal xam nga mooy lan bul seeyi waaye fexeel ba soqali sa néegu ndey ak bàyyi mu déparé ci aéroport ba ne comme sama jëkkër am na passeport man it am naa passeport étage bi mu bëgg moom laa bëgg ñaar ñooñu bu ñu ñëwee bokk un poids conflit d'intérêt dafay daal di taxaw. muy dëgg bu wér tey waaye. beneen bi nga làmbat ci gone goo xamante ni danga koo bëgg ndax dama la wax ci njëlbeen na la bu njëkk ba góor bu demee ba tollu muskalaf ne day war a denc soxna la mam ña baaxee woon ak cosaan baaxee ko woon da ngay ñëw jege sab yaay mu tegtal la ne la doxal tànk ci sab bàjjan ndax dañuy faral naan bàjjan mooy bàyyi yaay sa ndey ak sa bàjjan ñooy méngoo digal li ci kër goo xamante ni fa nga war a dem ndax xam nañu njaboot googu nan lañu mel te boo fa duggee doo am la la metti waaye nag léegi jamono dafa wërandiku problème bi ma ngay tàmbalikoo ndax yow mi toog fii bëgg sa soxna jege la ndax wéetaay bi fi metti na sedd bi changement climatique yi stress bi que ça soit sur le plan du travail que ça soit sur le plan de la société sur l'environnement stress boobu ngay accumuler ci sa physionomie dafay dem ba à un certain moment da lay mener psychologiquement moo tax parfois ngay bëgg li bokk ci yow jege la pour au moins anti stress bi di mën a jouer ci yow ngay gis li tax ci yow ndax dafa neex ndax dinaa la wax leen moodu la mu bàyyi soxna ca Sénégal bu toogoon fii toggal boppam palaatu ginaar bu daggee ci yàpp ginaar ba laata mu ko dugal ci biiram xelam day dem ci njaboot ak soxnaam ja mu bàyyi Sénégal ndax ginaar gi moom bi muy lekk ndax jabar ja lekk na ko wala ay doomam lekk na ko lii waral tamit ñenn ñi tamit di hésiter pour indi fi soxna si du pour question ni rek ndaw si bu mu ko indee mën naa am jafe-jafe parce que boobu yaa xamul fa nga duggoon ci kër googu tànn cap soxna waaye fii am na jigéen yu ñëw fekk si seen jëkkër yem ca fañ leen yemloo ndax kay baax ma ngay continuer di baax te jamono lu mu wërandiku du tax ñu bon ndax lépp ci éducation de base ba muy am ndax fii wax naa ko sànq ne réalité bi dafa diverse yow boo rëyee bët nag ñëw sa jëkkër jàpp sab loxo yóbbu la ci kër naata ngoom koo xam ne dafa yor soxna nga gis lal ba mu ko defal ci biir néeg ba salon na mu ko defaree mu gën a jekk sa bos te yow nga rëy bët ndax sa yaay dalaa yar ci am ak koom ak puukareb àdduna boo ñëwee di nga takkal sa jëkkër pot tappaas ko histoire ne ko lal ba ma sàmba am
wala ndey xuja ak saal ba mu am moom laa bëgg ma am ko te xamal ni doole yemut ndax yàlla mooy séddale waaye yemlewut. mais Pape am naa question de pour le lion. beneen bi mën naa le lion am na li ma bëgg a demander xam nga tuddati jigéen bu baax boobu bi ngay wax ni ñu jële ko Sénégal te mu dëggal waajur mu leer na kii c'est une femme boo xamee ne bu duggee ci dëkk bi jigéen yooyu am na mën nga gis nga seen changement bi des fois gis nga moo leen ëpp doole te mu ëpp doole ku góor sax bu leen indi foofu lay waxee gis nga jigéen yu baax yi ngay wax ñu ngi Sénégal amul loo xamee ne dina leen sukki mais système bi boo ci duggee li lay changé loo ci boppam yow kooku dalaa dépassé te mu dépassé jigéen bi nga indi. waaw mais non doguma la sax ay yaa doguma la sax parce que da ngeen a indexé jigéen ñi quoi te du ma seetaan. non man indexé wu ba jigéen. non je dis que ne Adama foog nga dugal Adama mu xaw a ñëw. damay ñëwaale ci góor ñi. man damay ñëwaale tamit ci góor ñi. waaw di nga ñëwaat léegi foog dugal Adama dafa bëgg a wax Adama vas-y. Ok. waaw merci beaucoup Yaya dama am la doon wax grand frère gis nga jigéen bu baax Sénégal la soxeekoo mais boo man d'accorduma nga ne ku par exemple alalu golo ci lex ba amul kenn koo xamante ni rek bëggul nekk ak jëkkëram wala jabaram mais àdduna moo toll foo xamante ni ñun jigéen ñu tey ñun suñu génération duñu suñu génération yaay Yaya gis nga nit booy wax da ngay commencer sa bopp te képp koo xamante ne fier nga ci sa yaay ji la jur wala say parents ñu liggéey fi yenn yi da nga war a commencer sa bopp man Adama Cissé damay commencer sama bopp man bi may tukki sama papa sama ginnaaw man bi may juddu fekk fi sama papa tukki yu yàgg laa lay wax sama yaay dafa xaar sama papa. fi nga ne fi nga tukkee nga def. waaw man waaw sama papa. waaw sama yaay xaar na yooyu ay dara amu fa xam nga ay lettres yi ñaata temps lay toog di ñëw. 6 mois wala 7 mois. est-ce que yaa ngi may dégg jamono bi ñu toll nag lépp fenn soriwul gis nga tey nga am jabar nga bëgg ko tey yàlla rek nga bëgg dara bàyyi ko Sénégal man foofu la àdduna. waaw am na bruit bu nekk si côté dara wóorutul xam nga lu tax. waaw tey bu gis bëgg na li ñuy wax ne alal wala sa lex ba dëgg mais bu fekkee ne tey jamono dafa am dafa toll foo xam ne lu bon moo ko bu baax jigéen ñi léegi dañuy. waaw Adama may ma tuuti dafa bëri bruit. doomu xam bonam doomu Adama moo lëndëm ak lu ñu mën ci wax ci àddina ay golo alalu golo ci lex boo ba ku sañoon rek yow sa jëkkër nga yeewool wala dara mais man damay ne immigration bu nekk loo xam ne dañu war a toog fii à vie tey jii tey immigration léegi nii bokkul ak suñu immigration suñu papa parce que tey bu la yàlla mayee liggéey tey au moins chaque 6 mois même bu dee 1 mois la war nga mën a si say njaboot bokkul nga waxuma nag ñi nga xam ne dañuy toog dëkk Europe man boog de man jël kaa te bëgg naa samay morom ñu leen di indi parce que féministe bu mag laa mais man su ma doon góor am sama jabar bëgg ko te yàlla tax am këy ci dëkk bi am sama ay doom liggéey 6 mois 1 an damay dem seeti sama ay jabar comprendre nga moo ko fi indi gis nga Yaya man dama acti ba sonn ci dëkk bi et pourtant man ci dëkk bi laa màggee jigéen ñi léegi dañoo jigéen ñoo xamante ni nii ak 21e siècle la ñun duñuy yegg suy yaay boo yeewul sax assistance sociale yi ñoo lay yee fii jigéen bu fi seetul yàlla rek da ngay di nga dugal sa jëkkër ci kaso wala yàqal sa àddunaam te loolu nag parfois góor gi nga xam ne la moo lay indi moom boppam moo tooñ boppam ndax xam na ne fii loi bi ci boppam boo yeewul sax daf lay yee te xam ngeen ne ñun jigéen suñu pexee dafa doy waar da ngeen ñu jékki saa def loo xamante ni booy dem sax doo ko tey am na jigéen ñi ci bëri ci ñoo xamante ni boo waxee ñu ne la suñu jëkkër yi petit ba grand la genn wàll gi rek ñoom ñooy tas Europe wallaahi jigéen ñi naan di cay dëgg sax tax mais jigéen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci village yi ñoom la assistance sociale yi di tourner balaa def lii bu nga dóoree dawal nga dem police am nga droit tal yow nag xamoo woon yooyu nga ñëw xoolal sa jëkkër def lu la metti nga téye sa bopp nga yegg pour nga du yàqal ko day yomb moo tax toujours rek li may wax moom laay wax góor man boog man sama ay rak am nañu indi seeni jabar Londres ñoom ñëpp xam nga am nañu fi indi seen jabar mais toujours rek li may conseillé mooy que ne nit ki balaa nga ko fii indi rek da ngay def attention
mu nekk ay jigéen ñu baax ñoo xamante ne ñu ngi nekk fii di ko di gérer seen jëkkër bu baax bien majeure partie bi laa la wax boo ko calculer yenn wàllu ci jigéen ñi ay yàq des problèmes pareil que les hommes problème yi moo ci ëpp moo tax man daal pour sécurité nga bëgg sa jabar tey yàlla rek a tax lii gën a dal sama xel mooy nga bàyyi ko fa chaque 6 mois nga dem chaque 1 mois nga dem nga wax par rapport ak li yaa wax sànq am yaa définir par rapport ak fi ngeen jaar sànq xam nga man moom je suis en phase avec li Adama di wax ça a toujours été ma philosophie te boo gisee ñu wax c'est pas parce que na nga tuddati ñun kenn bëggul sore sa jabar tu as toujours voulu mu nekk sa wet mais lu baax loo xamee ne xam nga ko yow boo nekkee aux États-Unis ou bien nga nekk en Europe nga am la paix avec ta femme au pays mu ngi lay muñal mu ngi lay dëggal couple baa ngi am doon li leen ban problème doo ngeen am moom mooy cette séparation distance bu nekk da doon def émission moom rek moom mooy seen problème léegi loolu moom da ngay toog nga calculer est-ce que loolu da nga koy sacrifier dem làkk yooyu yëpp nga indi ko à côté ngeen commencé di ko ci ay problème que ou bien da ngay jël ci sens bi question d'analyse dong la man duma am jabar bu baax boo xamee ne mu waaw ma tegal la ci nit a ngi nekk ak jabaram Sénégal te mayu ko jàmm di ko defal lu nekk justement amuñu jàmm donc bu ñu wax ne ay affaire gis nga sëy bokkul sëy dafa nekk loo xamante ne ni ñaar ñu war a ànd la à vie foo leen mënti nekk bu fekkee ne yow dëggu na léegi jamono bi ñu nekk bokkul ak jamono lettre yi avant da ngay toog balaa ngay am lettre ci sama famille ñoom yaay sa jëkkër nekk Espagne wala mu ne France balaa ngaa jot sa lettre day yàgg mais léegi téléphone yaa ngi fi dara yàggatul ngeen di gisante bés bu nekk waaw ci sa jabar bu nekkee au bled yow nga nekk Europe war ngeen mën a def lu bari parce que ñun waxatuñu tukki pour toog fi à vie yàlla nañ ci yàlla musal mais problème bi mooy que ne yow li nga bëgg ci boppam pour nga aar ko yow rek yaa ko mën a aar te gis nga dëkku tubaab yi toll nañ foo xam ne liberté bi toll nañ foo xam ne li nga bëgg ngay say jabar ak say ay njaboot jaratu indi Europe jaratu ko. Tonz. oui. waaw non man dafay am yenn côté yoo xamante ni du ma nekk en phase avec vous franchement. ah ok waaw non du ma nekk en phase avec vous parce que xam nga lu tax. gisuñu la de man gisuñu la de. waaw bàyyi ma taal vidéo bi xam nga lu tax. dama fi gis ay couple yoo xam ne. ku góor ki fii la nekk indi soxnaam. waaw. mu jàppale ko taxawu ko ba tey investissement ba mu def mu meññeek Sénégal ci loxo ndaw si la jaar te moo ko taxaw. moo tax gis nga faut pas généraliser parce que jigéen ñi ni baaraamu loxo yi wutee ci doomu aadama noonu la nit ñi wutee ci seen biir ndax dama la wax ci njëlbeen gi sama wax ne la. non Adama may ma tuuti rek laa li yoon damay wax rek may ma tuuti dama ne la ci njëlbeen ga uude na mu la gis la lay ëwalee dama nekkoon ci côté jigéen ñi neew ma waruñu wax ni jigéen ñëpp bon waruñu wax ni jigéen ñëpp la am ak koom-koom fëq seeni bët ndax dama ko reposer ci base d'éducation boo xamante ni moom la jël ci ay waajuram ba pare boo ñëwee fekk une famille humble nga xam ne am tiitulu leen ci ngor lañ leen tabaxee yar leen ci ñu màggee ci yaay ja nekk nit ku baax baay ja nekk nit ku baax ci njaboot ga mu sosoo ñëpp seede leen lu baax doom jooju bu ñëwee bu bonee xamal ni environnement bee ko changé wala fréquentation mais yàlla mën na def mu jaar ci yoon wa nga xamante ni moom la fekkee ay njabootam ñu meññet la kooku bu ñëwee da lay taxaw ñaareel bi li tax nit ki bëgg indi jabaram ndax wéetaay lay yëg ci moom ak bañ a def lakasa dul noonu loo xam ne diineem da koy tere ak bëgg na alalam daal di koy jege te am na ci plein droit ndax jigéen ñay toog tamit di xaar yow at ba at ngay ñëw da nga leen amee làq waaye dañoo tënku ci charia l'islam boo xamante ni nii jigéen amul lu dul boppam ak muñ ga ko yàlla sant ci boppam ndax la jigéen mën a muñ fekk ci ñun góor nañu waxante dëgg rek ñun ñëpp ay góor lañu gis nga liy duuf ci nag la faw ñu dompat ko def ko ci biir cën li benn ma ñëw teg ci côté góor ñi gis nga góor lu ko ump rek lay sonn moo xam ki yor soxna moo xam ki yorul soxna yow boo demee ba yor sab soxna bàyyi ko ca réew ma nekk fii dong tumuranke fi tepp wét te bëgg ku la wéttali
ngal la boo ko xasee ba indi sa wet jaratul ngay def la ko sa dul noonu ndax tamit dafa neexul ci kër ndax jigéen woo denc mu toog muñal la suturaal la di gis ni yow yaa ngi koy xañ ca la ngay am te wërsëgam yàlla jaarale ko sab loxo waaye yaa ngi koy def ci kasaw mais foofu mu am révolte c'est normal. waaw baal ma foofu baa ngi jéggi. non may ma rek tuuti Adama may ma rek la tuuti laa li yoon. ban mode lañ xewal sama gars yi. waaw ban mode la xale yi góor yi xewal. léegi dañuy jël seeni jabar yi indi leen ba pare ñoom seen bopp ñooy dem Sénégal di doxaan chaque 6 mois ña nga fa léegi loolu lañ xewal dañuy jël seen jabar yi bàyyi leen indi leen Europe ba pare léegi ñoom chaque 6 mois chaque année ñuy dem di doxaan xam nga léegi buñ lay indee. Adama nii góor di demee di doxaani noonu la koy jigéen tamit ca Sénégal tamit di doxaanee moodu yi vice versa la. li ma lay wax nii j'en ai sûr et certain yàlla moo ma see moo ma koy. am na sax ci côté jigéen ñi mais di ci côté góor ñi rek. ci benn dëkk. am na sax ci côté jigéen ñi. léegi dañ naan non xoolal da nga koy indi fii bu ko defee yow ngay dem di toj Sénégal te ñoom duñ ci xam dara ñoom am na ci ñoo xam ne dañuy indi seeni jabar fii wut beneen liggéey beneen dëkk ñoom nañ la indi rek famille bi yëpp xam ne indi nañ la ñun say doom léegi ñu ne la fi ñu ko bàyyi la fi ngay liggéey ñu naan la fayal nii fayal. non Adama yow su ma la déggee. yaaya yow ni ma la déggee nii ni ma déggee nga wax xam naa ne nit ku sérieux nga te li nga wax nii man dama ciy d'accord ak yow gis nga am na jigéen ñu bari ñoo xamante ni ñu ngi jàppale seeni jëkkër mais problème bi mooy lu bon li moo ëpp lu baax li. voilà te bu ñu demee loo xamante ni nii lu bon li moo ëpp lu baax li rek nit day maytu parce que sëy maman da daan wax ne du benn fan du ñaar te bu mekkee da ngeen war a ànd bu neexee da ngeen war a ànd moo tax jabar wala jëkkër foofu képp ku fi dugg war nga ko xoolaat. waaw Adama. yaa tey fu mu mënti doon ci àddina war naa mën a toog xaar ko bu fekkee damaa jël sama jikko yaay. waaw Adama ci France nga nekk te léeg-léeg nga dem ci supermarché yore sab chariot jënd sab saaku pataas dëgg la wala du dëgg. tout à fait. léeg-léeg nga boo ko indee ci kër ga du diñ ci fekk ñaari doom wala benn doom boo xam ne daa yàqu. tout à fait dëgg la. est-ce que di nga jël saak ba yëpp sànni ko. non moo tax ma ne. da ngay tànn doom ju bon ja daal di koy sànni te conserver li baax li. bien sûr. société noonu la mel. société noonu la mel. parce que tamit dañoo bëgg a jàllaat ci yeneen point li ngeen wax c'est très important dañoo bëgg a ñëw rek ci côté religieux bi quoi parce que yaa ngi koy laal sànq parce que c'est très important ñu ñëw tamit ci côté bi nga xam ne mooy charia j'espère bien que ne ñu ngi wax ne d'accord ñu jigéen ñu bàyyi ko Sénégal te dem Europe et tout d'accord na tamit ñu bari tamit loolu lu xel nangu la tamit est-ce que tamit dina nangu loolu quelquefois parce que fekkee ne da nga dem bitim réew yàgg fay benn yàgg bi bàyyi sa jabar Sénégal yow nga nekk Europe def fa 10 ans tey sa jabar nekk Sénégal est-ce que loolu tamit xel nangu na ko Adama mi ngi wax ci infidélité bi nga xam ne mu ngi faral di am tamit la tamit bëggoon naa fa dugg sànq mais Adama am na lu mu ci fale sànq muy ñi nga xam ne dañuy bàyyi seen jabar Europe am na bari na ñu ngi koy gis souvent da ngay takk jabar yóbbu ko Europe mu toog fa nga ñëw Sénégal fii yor sa oto looy sa oto di dugg fu la neex nga dugg fa lu la neex nga nekk ci bàyyi sa jabar fële mu toog la xaar ci yow ak teraanga yow nga ñëw fii di def lu la neex tamit ñaar yooyu tamit du nekk lu doy waar tamit foo bëggoon ñëw rek yaa foo bëggoon nga ñëwaat tuuti mooy côté sariya côté diine bi quoi donte tamit duñu ci wax lu bari parce que duñu ay imam ak yu ni mel xëy na suñu xam-xam màccul carrément ci côté diine mais tamit nga le fait que nga bàyyi sa jabar mu nekk nga bàyyi ko Sénégal yow nga nekk Europe pendant 10 ans pendant 5 ans diire bi nga fay def est-ce que loolu tamit yenn na maanaa tamit bëgg naa tamit ñu def ko tour table ñëpp ku nekk tamit joxe sa point de vue ci loolu quoi parce que c'est très important aussi. waaw ci côté boobu xam nga duñu imam ay mindaafoon lañu rek te kenn matul yàlla subhanahu wa taala rek moo mat en ce qui me concerne du ma imam du ma xutbu samaan du ma shérif te l'islam dafa am lu mu tëral ci diggante ñaari way dencante ndax c'est vrai que xam nga l'islam dafa ñëw après aada ak cosaan daal di ci sasu maanaam meññati nit ñi di topp aada ak cosaan muy maanaam mës ak tradition waaye li l'islam tëral buñ ko doon topp di ko dox dëgg di tranché verdict bi lépp ci biir l'islam ci na mu ko tëralee ci charia kon tey mën naa ne la sëy yu bari danañ tas ndax defe naa am na idda bu l'islam tëral ci diggante ñaari way dencante kenn dem tukki defe naa am na délai ak idda boo xamante ni l'islam tracé na ko bu loolu buñ ca yeggee sëy boobu dafa war a tas ci suma juumul benn waaye ca nañu tabaxee suñu société africaine
yàlla def na ci jigéen ab muñ quantité de muñ boo xam ne patience boo xamante ni ci doomu aadama jooju rek di jigéen rek la ko yàlla def ci moom ndax ca la jigéen mën a muñ ci capacité ak ci quantité fekk ci beneen maanaam xar mandarga ñaareel bi mooy kay jël soxnaam nekk ak moom fii ba ko fi dem Sénégal nekk ca la ko neex kooku ma ngay topp nafsu ba kanam ndax kooku nawloowul soxnaam jamuy denc ndax soxna boo ko yoree da nga koy nawloo mu nawloo la communication di dox seen diggante ndax tey jii dama lay wax rek la féete Sénégal nekk fa xam nga am nay temps ngay dégg fi ñu naan xale yi jigéenu Sénégal li ñu xewle mooy borom 3 V visa villa xaw ma nan lañ ko voiture waaw voiture jamono moo di dox lépp ci mataayu doomu aadama ji la gis nga yow bu la yàlla joxee soxna nga nekk ak moom fii yàlla def nga dem vacances bàyyi ko fa parce que da nga am ay projet yooyu toppatoo gis nga ca bañ la faqee ndax dañ ne dàqum ginaar bu la si coow fekkee da ngaa yemul ci kees waaye boo xalaatee ni da ngaa bàyyi soxna te la nga am ci mbedd mi yaa ngi koy am ci biir kër gi te mu leew la dong nga nekk nitu fulla yow ca mbedd ma ak lu jigéen jekki-jekki-jekki mënul yóbbu soo fi gis nga problème yi ngay wax ci diggante couple yi judd fii ci Europe ki nga xamante ni am na possibilité législature yu dëkk ba mu nekk may na ko ci ay charte parce que am na li nga xamante ni moom mooy économie koom-koom boo xamante ni mën naa indi soxnaam dundal ko ci te du am problème am na dëkkuwaay parce que fii tamit pour nga indi doomu aadama dafa am ay normes yu ñu lay demander c'est pas parce que yor naa benn pantre rek suba ma indi sama soxna déedéet Europe demeewul noonu de ñun ñëpp xam nañ ko dafa am ay normes yoo xamante ni moom ngay respecté dëkkuwaay bi nga dëkk tamit respecté ko ñu door la mën a permettre pour nga indi ay regroupement familial moo xam sa jabar ak say doom yooyu yëpp ay charte la yoo xamante ni ci charte européenne ci la bokk beneen bi bu nawloo sa jabar daal yow mooy war a doon sa priorité waaye nag soxna sa tamit ci côté religion moom it na la nawloo te xam ni yow boroom këram nga xam nga fii diirante mbagg mi dafa gaaw ndax environnement Europe bi la mu mën a yàq moo ëpp que la mu mën a defar. Très bien. Merci, voilà. comprendre ma la mais nag lépp mi ngi aaju rek ci doomu aadama ñi nañ ko tabaxee ak nañ ko mooñee ndax damaa xam ne ñaari sëy néegu sëy bu amee coow ñu teggi fa imam teggi fa magu association yi fekk teggi fa magu daayira yi yeggee lu ñu leen wax ji pour ñu ñëw defaraat diggante bi muy dem bay toq ci nopp tubaab ba tubaab ba assistante sociale bay ñëw di ci dugg di nangu ay doom kon y a quelque chose qui ne va pas. C'est fini. Y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça incombe la responsabilité du couple tous les deux. Merci parce que bëgg nañ tamit nga émission bi j'en suis sûr et certain que ne comme ni ko tonton waxee du yem tey dañ koy def à suivre parce que foog ñu indi yeneen aspect yi nga xam ne day am parfois si dañuy ñëw rek relancer Adama très vite Adama yow en tant que femme tey lan mooy motiver jigéen ñi pour ñuy changer souvent tey jigéen ñi lan la jigéen mën a jógee Sénégal rek dem gis Europe lu ko changer par exemple ci physiquement ak mentalement ak moralement ak comme ni ngeen ko expliquer sànq tey lan moo mën a motiver jigéen nga jëlee ko Europe jëlee ko Sénégal pardon indi ko Europe mu changer automatiquement ak même que idem ko góor ñi tey automatiquement lan mooy animer changement wu nit ñi nga xam ne da ngay jóge jëlee Afrique indi leen Europe ñu changer wala Amérique tey foofu lañ bëggoon yow tamit nga ñëw parce que tamit on a plus beaucoup de temps te tamit bëgg nañ def à suivre émission bi pour prochainement dañ koy yeggal parce que on a beaucoup de choses à dire ci li nga xam ne mooy thème bi nga xam ne moo la ñu waxtaanee. waaw merci Pape ñu ngi wax aussi suñu frère Yaya li mu wax fu mu jeexalee loolu lay wax mooy que ne gis nga bu ñu demee ba nga xamante ni teggi nañ fi imam bi bu ñu demee ba nga xamante ni teggi nañ fi li nga xamante ni mooy suñu yaay yi conseil yi ñu doon jox wala aussi li nga xamante ni moo gën a am solo mooy suñu diine parce que sëy dafa nekk loo xamante ni tey boo demee ba am problème nga nekk Europe nga nekk jigéen je pense que ne li yaa wax rek ci imam bi nga war a jublu parce que dañuy wax ne doom bi nga jur sax tey boo demee ba nga xamante ne ni mu nekk doomu jullit
muy manque de respect ay parents ak dara dañ lay wax ne fu dee Paris gi dañ la ne yóbbu ko ci imam mu wax ak moom li yàlla wax ci ay njaboot donc je pense que ne damay ñëw rek ci li nga xamante ni Pape moom nga expliqué mooy changement bi parce que gis nga nit lu mu xamul bu ko ñëwee rek gis ko rek bu maytuwul pour mu changer day yomb parce que tey dañuy jël ci kaawu xale bu ay étudiante boobu nga xamante ne dañ ñëwoon na fi nekkoon na Paris jaari sow tey jii moom fi nga xamante ni foofu la doon dundee ak fii xam nga changement boobu moo ko apporté woon ba mu commencé changer indi jikko boo xamante ne nii tey ay parents am sax xamuñ woon na loolu xale bi sañ na loolu donc je pense que ne tey ak comme ci mënti doon muy góor di jigéen balaa nga fee indi nit xool ko parce que gis nga fii loi bi moo garaaw te dama leen ni Europe dafa bëri seytaane fii ñi nga xamante ne nii tey ñoo doon ànd démb ak bërki démb indi fi seen jabar ñi yaakaar ne kii bu ñu ñëw bu leen indi ne tey Europe duñu am problème ñooñu la si seen sëy di tas fii yaa ngi dégg ñooñu rek parce que jigéen ñi nga xamante ni tey majeure partie jigéen ñi ñëw fii xam nga lan la ñuy wax ah indi na ma fi wante daf may utiliser da ngay ñëw sa yaay ne la xoolal day takki beneen ñaareel ëllëg baye boo nga yeewoo parce que il faut ñu xam ne Sénégalu démb du Sénégalu tey au bout ci tubaab bi toujours rek ñoom ñu gën a jox droit jigéen ñi man boog jigéen laa bu doon sama sax di góor ñëpp dañuy indi seen jabar yi fii mais li nga bëgg boo ko bëggee protéger rek man pour man il faut nga def attention xam nga jigéen ñëpp nag yamuñu mooy li yaa wax ñëpp mënuñu nekk am na ci ñoo xamante ni jàppale nañ seen i jëkkër am na ci ñoo xamante ni fii nañ xamee seen jëkkër sëy ak ñoom mais ak lu mu ci mënti doon ak lu mu mënti doon nit ki boo ko bëggee balaa nga koy indi Europe xoolaat ko man conseil boobu rek lay joxe nee na kenn bul indi sa jabar parce que tey may naa muy góor ak jigéen ku sañoon tey sa jabar wala sa jëkkër bi yeewoo fii mais li muy yàq danger bi moo ëpp parce que am na ci ñoo xamante ne dañuy am jabar yoo xamante ne seen jëkkër yi ay mag la ñuy doon dañ naan xaar ma dugg ci paa bi bu indi ma Paris wala mu indi ma Italie lu neex rek lañ lay wan ba nga indi leen ñu def la fi loo xam ne mooy loolu parce que tey tamit boo demee benn paa boo xamante ni am nga 60 ans dem takk xale bu am 22 ans mu lay neexal di la wax ba nga indi ko xam nga ne yow après yow problème bu amee waru la bett même que côté jigéen ki aussi te xale jigéen ñi bu ñu ñëwee fii nii ah dañ par exemple bu nekkee France la fii kenn du fi dóor jigéen kenn du fi yooxu jigéen yow kay yow fu mu toll nii yow mi ku góor yaa ne nekk te kaaral boo ko defulee yow yaa am problème confiance la ñuy am seen bopp. yaay fas yéene commencé jël di neexal quoi bu fekkee da indi nga ko bu dee France la yow ku góor ki ma ne bu dee France la yow ku góor ki yaay commencé boo ko xasee ba indi nag yaay commencé xel di neexal moom neexal moom yaa koy appoo léegi. waaye dama ne dama ne ginnaawam naan oui madame moo fi am dama ne ale waaw yaa waaw dama ne loi bi am France loi bi am France moo am Italie norme européenne yi c'est la même dañoo nekk ci Union européenne boo xamante ni la ma lay wax jàppal ñeenti ab téere benn bu ëmb ñeenti mbir ci réewu nasaraan wi gone moo fa ëpp cër teg ci jigéen teg ci màgget teg ci mala xaj ak muus yaa ngi dégg xaj ak muus muy mala étranger bi door a ñëw étranger bi 5e position la nekk xam nga lu tax ma ne la 4e position mala xaj ak muus Sénégal bu la muus rombee nga jël saw xiir caw ko waaye def ko Europe muus romb la rek nga weq ko wala kii am nga problème dëgg la bu ñu demee ba am organisation pour la défense des animaux kon nga xam ne am na fu ñu teg mala wallaay étranger ba nag door a ñëw moo xam jigéen ak góor xam nga aale dafa am benn mbir boo xam ne tamit dafay judd ci biir couple yi gis nga li la lislaam wax sab soxna mooy dëkkal dëkkoo sàng dundal charte yooyu même boo jëlee sa jabar Sénégal indi ko fii mu nekk ak yow ndax bu jigéen ñëw na tey rek xëy na suba ci liggéey ci usine dana fi def diir le temps que muy tàmm moteur économique dëkk bi ak environnement dëkk bi
mais yaa doguma la sax yaa doguma la sax yàlla bu la def xam nga tey suma à suivre bi nga xam ne gars yi dañ koy xaar dimanche prochain foofu nga bëgg a dugg noonu foofu la yaag Adama te yéen lay invité waat la même dimanche prochain su ngeen fa duggee rek su ngeen fa duggee da ngeen may yàqal bëgguma ngeen dugg foofu yéen émission bi tey daanaka ala daw bi ne vraiment je suis très content ci yéen ak seen prestation ak ni ngeen duggee macha allah tey bëgguma ngeen dugg foofu bëgguma ngeen dugg foofu dama koy tàgg émission bi à suivre la pour ñi nga xam ne ñoom internautes yi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu souvent ñi di rafetlu waxtaan bi vraiment maa ngi kontaan si yéen trop dama lay bàyyi Yaya tàmbale ci yow nga daal di nuyoo daal di gërëm ñi nga xam ne ñoo doon déglu seetaan bu ko defee tamit ñu dem si Adama après tonton tamit tàggoo parce que tamit émission bi à suivre la jeexul deuxième épisode bi mu ngi ñëw dimanche prochain incha allah d'accord dañ lay bàyyi Yaya nga tàggoo voilà waaw di la sant di la gërëm yow vraiment ci invitation bi ñu invité di wax rek di jéggalu tamit ci kàddu yi ndax nit matul ñuy ñaan rek lépp liñ fi wax yàlla na doon njariñal askan su baaxee ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala moo ci def kàttanam su dëngee ñu xam ne ci ñun la ndax ay nit njaay rek lañu di gërëm di sant suma système muy Adama ndax xaw ma woon ni sax Adama laa liyoon la donc moo tax ma ne la ci njëlbéen gi gaynde gu góor ak gaynde gu jigéen bu ñu dajee ci àll pënd wa day wure te Adama xamante nañu depuis ci benn panel je pense muy le Sénégal debout si je ne me trompe pas. Oui, effectivement. Waaw donc voilà waaw par l'intermédiaire de notre présidente Koumba Diarra kon donc xamante nañu mag Adama. Voilà donc di gërëm tamit tonton doyen. di sant yàlla di gërëm tamit l'ensemble des internautes vraiment di leen wax ni aussi tamit émission bi am na solo parce que lépp loo xamante ni dafay dugg dans le cadre d'éducation ak dans le cadre de parfaire notre société sénégalaise parce que ñun dañoo am tradition ak vertu yu am solo te Sénégal ca lañ ko mooñee dafa am solo dafa am ay fondement valeur traditionnelle yoo xamante ni ba àddunay tukki du mës a dañ kon donc di leen gërëm di leen sant vraiment di leen wax ni j'ai le cœur rempli de joie di bëgg ci émission bi di ñaan yàlla rek yàlla may ñu fan bu gudd ak wér te lépp luñ fi wax rek yàlla doon meññet boo xamante ni dana tabax suñu jigéenu Sénégal yi ak suñu góoru Sénégal yi di ñaanal Moodu yeeg faatu yépp képp ku ci jóg di wut dara yàlla na ko borom bi ful ci barke Nabil Moustapha jërë ngeen amiin jërëjëf yaa merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal yow tamit di wax rek Adama tamit dañ lay bàyyi tamit sunu jigéen laal yoon nga tamit nga daal di tàggoo yow wax dëgg yàlla vraiment kontaan nañ trop si yow tamit sa prestation rafet na macha allah dañ lay bàyyi rek nga daal di tàggoo ak intro yi nga xam ne ñu ngi seetaan jox dig daje tamit dimanche da ngay ñëwaat dimanche moom da ngay affiché bu dimanche moom bu yow nga prépare dimanche da ngay ne daj si écran bi ñuy jàkkaarloo yow parce que dimanche du yomb inchallah waaw merci Pape ñu leen di gërëm bu baax a baax voilà ci invitation bi di leen wax ne merci voilà di wax Yaya ne ko merci beaucoup ndax man li nga xam ne moom laa gis ci moom ku fonk jigéen la parce que lim fi wax yëpp bu fekkee ne tey niñ ko koy waxatee sax mu dëgg rek a tax ñuy wax lii la yàlla bëgg moom li mu wax moom mooy yoon ndax jigéen da nga ko war a indi sa wet mais dañoo toll ci jamono boo xamante ni boo demee ba xamante ni nii danger taxaw na lii dal sa xel rek la ñu wax mooy nga bàyyi ko muy góor di jigéen lu côté boobu la ñuy waxee voilà di wax rek na émission ci jublu rek mooy waxtaan yeewante xam nga muy góor bu nekk Europe muy jigéen bu nekk Europe ak ku nekk Sénégal ñu xam ne ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ ñun ñëpp ay jullit lañu liñ ci waxtaane tey mooy que ne sëy yi gën a dëgër liñ ciy waxtaane tey mooy que ne ñu gën a ànd parce que nekk xam na ne sëy yi tas bëri na problème yi bëri na mais donc Pape dañ leen di jaajëfal bu baax a baax ci émission bi parce que yéen a ngi yeete yéen a ngi yee côté jigéen ñi góor ñi Sénégal tout voilà émission bi nag liñ ci mën a wax mooy di leen remercier au fond du cœur di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni tey ñoo koy déglu wala di ko di ñu gis voilà xam naa man moom kenn gisuma parce que dama xaw a ragal caméra yeeg yooyu ñoom seen voilà mais donc di leen remercier encore au fond du cœur Yaya kontaan naa ci yow torop parce que man féministe la te képp koo xamante ni jàpp ne jigéen ñi rek teg leen place yow laa àndal mais nag tamit d'une part góor ñi moom dañ leen di respecté parce que ay doomu jullit lañu dañoo juddoo aussi fekk suñu yaay respecté suñu papa ba tax ñun ñu am li ñu am loolu rek mooy yokk tax tey ñu ne ma insister que ne vraiment bu doon sama sago man li gën a wóor mooy boo amee jabar ñu xaw laa nga bàyyi ko fële te ñu jéem a xam ne dëkkuñu ci dëkk bi ñu jéem a ñibbi Sénégal tabax suñu dëkk xam nga
loolu daal la ñuy ñaan mais bu ñu xalaat ne daal fii suñu dëkk la ba tax ñu mën fee indi suñu njaboot parce que man mii di leen wax dama am fu ma jaar moo tax ma koy wax sama ay njaboot fii lañ juddoo bi ma nekkee xale fi laa màggee donc expérience moo tax man lu ci bëri li ma fi ma jaar man bëgguma keneen jaar fa loolu moo tax toujours rek ma insister ci côté boobu donc di leen gërëm di leen sant ñu ngi jéggalu bu fekkee ne wax nañ fi loo xamante ni en fait bon débordé na wala dara taxul ñuy wax ko voilà dañoo bëgg rek sëy yi gën a dëgër famille yi gën a ànd parce que tas moom yaa waaw d'accord xam naa dama réseau day daw kon nag waaw dañu lay bàyyi tonton rek yow tamit vraiment nga daal di joxe sa kii waaw léegi man daal damay remercier Yaya le lion xam naa moom daal saa waay moom war na fee déglu si quoi parce que li muy développé nii c'est vraiment intéressant ce sont des gens yoo xam ne nit war nañu leen déglu quoi parce que moom fi mu tegee son analyse là tu sais que ki ko déglu moom daal saa waay les choses pour bien marcher ici fi ma naw ci moom lii tax ñuy changer fi ñu am ay problème yoo xamee ne daf ñuy dabe souvent c'est que tout simplement suñu amee problème en tant qu'Africain ci suñu couple yi fu ñuy dem di ko régler ji te loolu fi mu ko waxee ànd naa ci loolu ak moom koo xam ne yaa ngi topp sa culture su fekkente yow tu sais que diine moo la tënk ci sa sëy bu fekkee am na problème au niveau de l'étranger te wàcculoo ànd da nga war a dem toog foo xam ne foofu la ñuy waxtaanee pour expliquer la sa religion li mu wax daal voilà donc man daal maa ngi leen di apprécier may remercier tamit nag Adama qui est venu ak Yaya di ñu assister ci émission bi te ma kontaan lool ci ñoom quoi et may demander Adama comme ni nga ko waxee na def tout possible nag la mission prochaine là mu ñëw mu jàkkaarloo avec le lion quoi comme ça ñu la def émission bi quoi jërëjëf Pape. waaw jërëjëf tonton maa ngi lay remercier bu baax di remercier Yaya di remercier Adama Cissé di leen wax rek ne incha allah rabbi dama leen di préciser ne leen semaine prochaine dañoo bëgg waxtaanee ci violation yi nga xam ne day faral di am ci bitim réew ñu di gis souvent ñu nga xam ne ñuy terroriser seen jabar yi ñi di rey seen jabar yi di daw ak ñu ni mel ñu koy gis Europe foofu tax ma bëggoon rek ñu daggee ko foofu bu ko defee dañuy daal di yeggali thème bi bu ko defee day nekk comme à suivre ñu ko defee ñu yeggali débat bi ak yéen ànd si ak yéen vraiment on est très content de vous kontaan nañ ci yow Yaya bu baax Adama Cissé idem ñu kontaan nañ ci yow bu baax tonton Bakary Camara kenn amul sa fay ñu ngi lay ziar bu baax a baax yi nga xamante ni yaa ubbi antenne yi uniquement pour que ñu defar jikko yi uniquement pour priorité Sénégal li nga xam ne moo soxal askan wi ñu gis sa émission yu am solo yi nga xam ne yaa ngi koy def ci waxtaanee li nga xam ne mooy priorité politique bi ak lépp li nga xamante ne day soxal réew Sénégal vraiment ñu ngi ci kontaan lool di ñaax tamit askan wi ñu abonné ci chaîne bi priorité la tudd bu ko defee ñu gën di mën di xam li nga xam ne mooy suñuy ay programme di gërëm ñëpp di sant ñëpp la wax gannaaw ba ngeen abonné ci chaîne ba pare ngeen cliquer ci cloche de notification bi bu ngeen cliquer ci cloche de notification bi dina leen permettre lépp lu nga xam ne dugal nañ ko rek dina leen ko envoyé directement ngeen xam ne kat émission sangam commencé na wala lii sangam am na ngeen mën di participer gën a mën a xam naka la priorité bi doxee fii di leen gërëm di leen sant bu baax di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen jox daje incha allah rabbi dimanche prochaine ci waxtu bi leen gërëm leen sant jërëjëf tonton jërëjëf Yaya jërëjëf Adama Cissé merci beaucoup. jërëjëf merci. waaw Yaya kon nag xam naa dinañu delluwaat encore ci Sénégal debout on se verra là-bas. incha allah. am na Camara Washington bi ngay déggee ci Sénégal debout. ok. kon jaajëf waay. waaw jërëjëf merci jërëjëf kontaan nañu jërëjëf. jaajëf. merci. ok.